mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci baatu askan wi ñu fas yéene ko door rek Covid-19 di coronavirus xayma bésub tey ji Sénégal toll na ci juróom fukki doomi aadama ak juróom yoo xamante ne faatu nañu ci coronavirus xayma bés bi tamit lu toll ci ñaar fukki doomi aadama yoo xamante ne ay cas grave lañu ña nga ca hôpital lottu fa lool ña nga Sowétas da ngeen ci dégg leeral yeeg docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ci bilan tey ji bokk na ci tamit lu ëpp juróomi junni ci ay immigré yoo xamante ne jot nañoo tendeefal fii ci Sénégal mënatuñoo dem bitim réew daani seen doole la leen ko yóbbee di Covid-19 bi la ñu gis moo ne daal nguur gi def leen a seetaan ci jafe-jafe ya ñuy dund ci jamono ji ndax bëgg a dem taxuta mun a dem da ngeen ci dégg seen tendeefalu ñaxtu fii ci buntu groupe Walfadjri leneen ci xibaar mu ñeli tamit coppite ya ñu ne woon ne nguur gi dina ko indi rawatina ministère gi yor wàllu paj mi ci communication geneen ngir mu xam na muy jukkee xibaar yi jëm ci wàllu Covid-19 wute lool ak nañ ko daan defee da ngeen ci teewlu taxaw seetlu journaliste bi di Karim Diakhaté buñ ca noppee tamit daañ ci toftal ñaareelu xaaju xibaar yi jëm ca bitim réew laata ñu leen di jukkil xibaaru yéene kaay yi bu nees ki see ma dikk ak yéen ci faram-fàcce gi. askan wi dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ñu fas yéene ko door rek wàllu paj mi nuñ koy baaxoo di defee bés bu jot jëm ci xayma waa Kër Docteur tey bi nag xayma gi jëm na ci ñi amee feebar bi di coronavirus toll nañ ci téeméeri doomi aadama ak fukk ak juróom-ñeent ci xayma bu bees ña ca bees tey bokk na ci tamit lu toll ci ñaar fukki doomi aadama yoo xamante ne ba tey ña nga ca lalu hôpital lottu fal lool ña nga Sowétas ay cas grave lañu Sénégal ñàkk ci ay doomam lu toll ci juróom fukki doomi aadama ak juróom yoo xamante ne faatu nañ ci coronavirus dañ ci teewlu xayma ak njureef yi tukkee ci càmbar waa Kër Docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye lañ ci teewlu ci baatu askan wi. ci bésu tey bi asalaamaaleykum askan wi alxames fukki fan ak benn ci weeru juin jot nañu résultat yi ci mbas mi ñu wax Covid-19 fii ci Sénégal ci junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent test yi nga xamante ne def nañ ko téeméer ak fukk ak juróom-ñeent dellu si nañu ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu téeméer ak ñaar ñoom ñoo nga xam ne cas contact la moom la suñu bëri bu liggéeykaay yi di topp te di ko saytu am na ci fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne cas communautaire la ñoom nag ñu ngi leen di topp tey ci diwaan yi Plateau am na ñaar Maris am na benn Golf Sud am na benn Wakhinane am na benn Hann am na benn Diamniadio am na benn Grand Yoff am na ñaar Parcelles Assainies am na benn Xaar Yàlla am na benn Fass Mbao am na benn Hann Maristes am na benn HLM Nimzatt am na benn yooyu yëpp nag fii ci Ndakaaru Kaolack am na benn Richard Toll am na benn Touba am na benn jël nañu tey téeméer ak juróom-ñeenti malade yoo xam ne bi ñu leen saytoo seen yaram gisatuñ ci doomu jàngoro ji Covid-19 ñoom wër nañu am nañu nag ñaar fukki cas grave yoo xam ne ñu ngi ba léegi si suñu bërëb bi Sowétas yi ñeneen ñi nga xamante ñu ngi tëdd hôpital ñu ngi ànd ak tan ba mbas mi dalee ba léegi ñu ngi toll ci ñeenti junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci nit ñi nga xamante ne ànd nañu ak doomu jàngoro ji moom la ñuy wax cas positif ci yooyu la ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent 2994 donc ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ñi nga xamante ne amatuñu doomu jàngoro ji juróom fukk ak juróom làkk nañu génn nañu àddina ci ñi nga xamante ne tey ñoo des ñu leen di faj ci lal hôpital yi ñu ngi toll si junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi delloote di ñaax askan wi ñu topp tegtal yi nga xamante ne bu ñu ko defee si suñu biir mbas mi ñuy wax Covid-19 dina génn Sénégal. am na ci suba si ay xibaar yu jib wane ne itamit waa ministère de la santé xëy nañu soppi doxalin ci seen communication loolu itamit taskatu xibaar bi di Karim Diakhaté rafetlu na ko ne coppite bu ci amoon xëy na askan wi daañu mun a gindeeku ci feebar beek tolluwaay gi dañ ko ci teewlu Karim Diakhaté ci jokkoom ak Mamou Diaby Gassama.
nga tubaab danaan trop de communication tue la communication. waaw yaakaar naa ne li ministère de la santé daf xoolaat ni muy joxe information bi communication bu mu daan def bés bu ne mu wax ne léegi daf koy sippi am neneen nu mu koy doxalee foog naa ne lu baax la parce que dafa fekk nit ñu bëre doon ŋàññ xëy na ni ñuy joxe communication bi parce que dañu dem ba seetlu ne nit ñi nga xam ne ñoom la ñuy bëgg di wax fu mbas mi toll damoon nañ ba ci ñu bëre dañu doon xool aspect wu li nekk ci feebar bi ak nu ñuy fexe ba moytu ko mais dañ doon intéressé wu rek ci cas communautaire yi di wax naan gox bi am na fa benn cas wala ñaari cas wala dégg nañ ne Touba am na ñaari te loolu du doon communication stratégique boo xam ne dina mun tax nit ñi li ñuy bëgg a fexe ba mbas mi bañ law ci réew mi dañ maintenant aussi ñuy déclaré naan ne am nañu gaañu fii fële jaru ko parce que booy seet lu ci ëpp dafay tax ñi stigmatiser seen mbokk yi wala fu ñu mënti jóge seulement nag ni ñuy fexe ba ñuy ut yeneen cadre yeneen kuréel yoo xam ne mën nañ ci indi communication boo xam ne dina tax nit ñi gis ne lii ñuy wax lu am solo la il faut que ñu continuer toujours di manko àndandoo xeex mbas mi mu jóge fi. ci jamono coronavirus bi yemook bërëbu fajukaay ya ne ca Matam di dund jafe-jafe ci ñàkkum deret doon lu tiital lool waa kër docteur soññ nañu askan wa yewoo ci Matam ngir ñu faratal mayam deret mun a taxaw askan wi nga xamante ne yittewoo nañ ko lool ci yooyu le bërëbu fajukaay Matam Amadou Issa Kane bi mbas mi duggee ci réewum Sénégal rawatina nag fii ci mim région hôpitaux yi nekk fii ci diwaan bi am nañu ay jafe-jafe lool ci wàllu joxe deret rawatina nag ci hôpital Ourossogui yi nga xam ne foofu moo nekk hôpital boo xamante ne moo gën a rëy ci diwaan bu Matam bokk itam hôpital boobu bokk na foofu la ñu installé banque de sang mooy foofu nga xamante ne néeg bu ñuy denc ay deret yoo xamante ne bu amee ñi faatu wala sax bu amee ñi nga xamante ne ñàkk lañu deret ñu mën leen may tuuti ci deret boobu rawatina nag ñooñu nga xamante ne diwaan bi bëri na ay accidenté yoo xamante ne foofu itam bu ñu amee jafe-jafe deret boobu lañ leen di jox tax na daal ba njiitu kër fajukaay bu mag boobu nekk ci Ourossogui di Mamadou Ndiaye neen daal fu mu toll nii mbas mi gàllankoor na lool seen i liggéey tokk deret amu fii moo tax daal mu ngay ñaax nag askan wi nga xamante ne ñoo fi dekk ñu jóg si balaa nag mbir mi déggan di jég normalement dafa waroon benn CRTS bu ne Matam mais loolu rôle boobu hôpital Ourossogui moo ko joué moo tax hôpital Matam fii la jël sa deret les centres de santé yëpp fii lañ jël sa deret et tout ça ñu ñoo ko supporté ñun hôpital Ourossogui maintenant avec la baisse ñun amatuñu deret ñooñu bu ñu leen jël sang sax du ñu am deret bu ñu leen jox te loolu baaxul ci maladie yi koy soxla pour les maternités surtout pour les maternités wala les accidentés. beneen fànn moom Mamadou Ndiaye mi nga xamante ne moo nekk administrateur directeur hôpital bu Ourossogui nee na kay fu mu toll nii tàqale rek dañuy def ndaxte malade bu ñëw bu dee sax dafa ñàkk deret wala sax dafa manqué deret dañuy daal di woo ñi nga xamante ne ñooy jegeñaalam ñu seet naka la ñuy prévaler deret boobu ngir mun ko jox ba mun ko mottali. léegi ni ñuy procédé mooy que bu fekkee am na benn jigéen wér wala dara koy na ku accidenté bu soxla deret dañu woo famille bi parents yi la ñu woo testé prélevé ci ñoom deret boobu testé ko bu normal ñu dem transfuser ko malade bi mais man donc damay profité ci occasion bi ñaan population yëpp région Matam képp ku dëkk doomu Matam région Matam wala ko koo jege rek nga profité loolu maye sang xam ne boo mayee sa deret boobu yaa ngi sauvé doomu adam mu mel ni nag crise mbas mi indi na fii ay jafe-jafe lool ci wàllum joxem deret tax na sax ba nit ñi dañuy bañ a dem ci hôpitaux yi ngir faju rawati nekk hôpital bu Matam ak bu Ourossogui yi nga xam ne jamono yi nit ñi ñëwatuñu foofu sax ngir faju moo tax daal fu mu toll nii loolu indi na gàllankoor bu mag a mag ci néegu fajukaay yooyu nga xam ne moo nekk fii ci diwaan bu Matam ba mu jaay ne daal nga fu mu toll nii seen bébét kay moo fexe ba ñu am banque de sang boo xamante ne dina tax ba diwaanu Matam yëpp dee ñàkk nañu deret ñu mun fi ñëw ngir faju Ourossogui Amadou Issa Kane rajo télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Amadou Issa Kane bëgg a dem taxut mun a dem bari na lool ay doomu Sénégal yu faf tàggatembe ci réew mi ay immigré lañu diaspora ñoo lànk ñoo bañ kuréel googee nag jot na amal te ndefalu ñaxtu ci buntu groupe Walfadjri ngir sàkku ci nguur gi mu taxawu leen ba ñu mun a delluwaat ca réew ya ñu newoon weel seen daan doole ci yooyu la gox joxoñ nañu sax baaraamu tuuma kilifa yi ci xaaj ak seen ak parparloo gañ ca indi ci googule dossier dañ ci teewlu kenn ci ñoom Mbaye Fall lay wuyoo ay kàddoom ci micro Moussa Sène. Il y a plus de 3-4 000 ba 5 000 personnes yoo xamante ni ci diaspora bi lañ nekk ñu ngi fii toog bëgg a dem parce que mënuñoo dem parce que li waral mënuñoo dem mooy Air Sénégal dafa gàcc ci seen loos loo xamante ni xëy na am na ñoo xamante ni mën nañ ko muy premier vol bi dem
waaye am na ñoo xam ne tey ji ñu ngi toog ci dëkk bi yor nañu ay bor ak seen i borom bitig yi nga xam ne tey ñoo nekk seen i koñ ñii feebar nañu démb rek lañ ñu mujjee dégg maam tàggee ci collectif bi soxna soo xamante ni dafa amoon crise boo xamante ni crise diabétique la ndax li ko waral mooy garab yi nga xam ne ni escorte garab yi nga xam ne da ko jële woon bitim réew indi ko fii maanaam dafa dem ba manqué ko te ñooñu nag dañ fee bëri actuellement nii mooy ñi nga xam ne dañoo feebar handicapé yi nga xam ne tey ji war nañoo ñibbi parce que dañoo war def ay massage ñii muy ay kineeg yu yeneen i mbir ñooñu ñëpp tey jii ñu ngi nekk ci réew mi taxaw am jaaxle nag ma yaakaar ne nag 500 euros bu la ko état joxee ba pare facturer la 600 euros ça veut dire que yow sa billet retour yaa ngi ko jëndee 100 euros ñun ñi fi nekk ñu ñuy facturer ay 1050 euros ak ay 1500 euros sunu ministre dégguñu ko mu wax ci dégguñu ko mu ŋàng ci dégguñu ko mu addu ci te nag da cee war a wax ci ni mu gën a gaawee parce que li ko waral mooy collectif bi actuellement nii 80% yi ñàkk nañ seen liggéey. donc mi ngi ñu dese benn 20% boo xam ne actuellement nii dañoo am risque pour ñu dàq leen te jox nañ leen ultimatum une semaine pour ñu dàq leen. ñaxtu mooy ña fekk baax ci aji de Caaroy Kaw ñenn ci askan wa ne gis ñu seen bopp ci ndimbal gafa nguur gi joxe bokk na ci ña ca jot am sax bourse de sécurité familiale dañ leen caa beddi jox ko ña ca des ba tax nañu demoon wutali préfecture ba amal fa te ndefalu ñaxtu dañ ci teewlu kenn ci ñoom àddunañ ci micro Théodore Semedo foofee ca ji de Caaroy Kaw. dañoo bokk ci ji de Caaroy Kaw yàlla dogal président jox ñu suñuy bourse ñu war a jot ceeb ñu ñëw war a jot ceeb ñu bind ñu ba pare ñu am bourse ak ñu jël yëpp ñu war a am ñu dindi suñuy tur jox ko ñeneen dégg nga ñun ñu toog bu ñu demee ba ñu war a jot suñu ceeb dañoo teggi suñuy tur te xam nañu dañoo teggi suñuy tur léegi nag ñun li ñuy jooy mooy suñu ceeb bi nga xam ne boos président moo ñu ko may ñoo ko moom loolu la ñu bëgg nañ ñu ko jox. boo luwee nag mën ngaa am étage mën ngaa am karo fekk moomoo ko boo fayulee dañ lay génnee. ñuy laaj nag état di laaj Macky Sall di laaj Mansour Faye su fekkee ne bourse familiale yi dañ koy politiquer nañ ñu ko wax bu dee politiquer nu ko nañ ñu ko wax ndax dem nañu sa préfecture jël nañu dossier bi yóbbu nañ ko maire képp koo xam ne nii ànd ak maire tase nañu la ku ànd ak maire te bokk ci bourse familiale yi am nga ku ànd ak maire te bokk tey yor sa bourse familiale tase nañ la joxuñu la ceeb ku ànd ak moom rek am nga ceeb ku ànd ak moom bokkoo ci bu fekkee nag Mansour Faye da ngaa bayee ceeb bi pour ñu di ko politiquer mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey nga taxaw ci télé bi wax ne ñun ñoo ko moom taxawaatal ci télé bi ne nanga moo tax joxuma leen ñu mën a xam ne lii moo tax joxoonu waaye doolu bàyyi ñuy saastu duñ ci teg kooku non duñ ci dekkoon Mansour dossier yaa ngi nii jébbal ñu nag su préfet la war a mat saa dossier xam ne nii bourse familiale la ñu bokk amul kenn koo xam ne nii am na ceeb yàlla mayoon nag la taxal nga maynu validé ko soo ko mënta validé taxawaatal ci télé bi yow Mansour Faye ne maa mayoon bourse familiale maytuma bourse familiale ca commune bu Mbao lu aju ci yokkute kaaraange gox ba tax ñu samp ab poste de gendarmerie foofee ca Kër Mbay Fall loolu nag tax na askan wa rafetlu jéego yooyu leen yegsi na ci waxtoom lépp a ngi doonoon ci teewaayu kilifa ne ca gox ba dañ ci teewlu Théodore Semedo. Mbao am na benn poste avancé gendarmerie bu bees ci village yu Kër Mbay Fall loolu nag askan bi rawatina ñi ngànk mairie bi di ko rafetlu. ñun ñoo demandé woon gendarmerie parce que ku xam Mbao xam ni mu tëddee xam ne suñuy élèves sax dañ doon jàngi bëccëg ci lycée bi wala ci CM bi alors ñu di leen agressé suñuy jigéen suñu génnee la même chose suñu kilifa yi bu ñu mësaa jóg di dem jàkk fajar dañ naan yeese na doom pour ñu gunge leen. tout remercier le chef de l'État di remercier aussi ministre des forces armées seen taxawaay. xam ne tey am nañu contentement bu rëy et kon yàlla jàppale ñu et sant nañu bu baax gërëm nañu bu baax ndax lii dafa nekkoon lu yàgg bëgg. bu ñu sukkandikoo ñi nga xam ne ñoo jiite gendarmerie nee na poste boobu de dina yokk kaaraange bu baax ci gox boobu. pont bi nga doon wax ne kenn ñemu fay jaar à partir de 18 heures nit ñi dinañ mën a continuer di fi jaar jusqu'à minuit et même au-delà. Les efforts sans cesse notés des autorités communales dont la finalité se résume à l'ardente conviction d'asseoir une émergence et un développement durable dans cette localité méritent sans nul doute un accompagnement sur le plan sécuritaire.
moo tax askan bi ñoom war nañ lëkkaloo ak gendarme yi ngir gën a mën a yokk kaaraange si gox bi buñ sukkandikoo ba tey ci maire bi Ablaye Pouy ak ñi ngànk gendarmerie. te pour ñu réussir seen mission il faut population kenn ku nekk gendarme kenn ku nekk nu muy nekk gendarme waaye mooy ku gis lu la jaaxal wala lu warta am mu teel ko wax teel ko dénoncer donc ñu nekk ñëpp ay nit ñi nga xamante ne dañu nekk en alerte ku gis loo warta gis man nga ko wax fii te kenn du xam ne yaa ko wax waaye bu gendarmerie ñëwee di taxaw xamal na yow lay taxawal waruloo am benn bët boo ko xoole lu dul kii ñëw pour aar ma lu dul kii ñëw pour fexe ma am jàmm. collaboration bi war a am diggante population yi ak gendarme yi fi ñëw lu am solo la parce que bu ñu fi installé gendarme yi ce n'est pas pour ñuy réprimander population bi c'est pour ñuy réprimer ñi nga xam ne bokkuñu ci population yi ñoo jël yoon yu dëng yi ñooñu ñoo tax gendarme yi ñëw donc gendarme yi war nañu fexe pour le tout pour am jàmm ak population bi fi nekk mu bañ a nekk des relations heurtées population bi aussi war na jàppale gendarme yi ci li ñuy liggéey parce que mënuñoo nekk fu ne. ñu ngi ko yéen fii si diwaanu Mbao. Théodore Semedo pour Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Théodore Semedo lu aju ci coowal suuf ci littoralu Ndakaaru tax na kuréel a ngi ni jóg na tàmbale fippu Guy Marius Sagna ak ñam ca feggool ku mel ni Barthélémy Diaz ak Bamba Fall bu Médina ne nañuy saax-saaxe ak Akimo Suussoose ca littoral bi ci tefesu Ndakaaru te lépp jaaru ci yoon ba tax na dàquñu sax ba kalaame mbir yaa fu mbaxana doone benn jot nañ cee janook taskatu xibaar yi Maam Khady Jéri Fall. ñëwoon xool si tabax yi ñuy amal ci peggu géej gi njiitu FRAPP France Dégage ci Guy Marius Sagna di wax ne ànd na ak kile di Barthélémy Diaz ci gis-gisam. bés ni ki tey combat bi commencé na combat bi nag du combat Barthélémy Diaz du combat ville de Dakar du combat waa FRAPP du combat Guy Marius Sagna combat askan wi yépp la ndaxte lii xew fii ci corniche bi moo xew fële ca Njagañaaw moo xew fële sa Sindian ak Kiñaabuur moo xew fële ca Gerew moo xew ca Tivaouane Peulh moo xew ca Cap Skirring ci wàllu caxat-caxatee suuf si lii domaine public naturel la président Macky Sall mooy yolam signature ndaxte moom rek moo am sañ-sañ déclassé domaine public naturel. maire bu Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Diaz di dànkaafu. Construisez à vos risques et périls. Je le jure sur ce que j'ai le plus cher. Nous allons. tabax leen fu leen neex waaye na ngeen xam ne lii yëpp ci seen kaw lay këppuwaat dinañ koy yàq ngir li nga xam ne moo di ëllëg waaye itam ngir li ñu weesu te yéen da ngeen a jàpp ne dëgg yéen rek yéen a ko yoyoo dinaa leen wan ne dëgg gi nekkul ci yéen. ay bés bii ñu dëgmal dinaa leen wan ne siège APR mooy njuuj njaaj bi gën a rëy boo xam ne nguur ak Sénégal amoon na ko ci wàllum suuf APR mënu leen a wan benn yoon fan la fayee 500 millions ci Dakar Dem Dikk te amul benn këyit boo xam ne Dakar Dem Dikk mën na koo génne buy wane fay nañ leen Diamond Bank jënd na lu tolloog 1 milliard 300 millions ci sunuy koppoor ci waa Dakar Dem Dikk loolu mi ngi ci seen ay këyit bépp société boo xam ne jënd na ci Dakar Dem Dikk mi ngi ci seen ay këyit kon bu fekkente ne 500 milliards u APR yi nekkul ci këyit yi mooy wane ne jënduñu ko benn yoon te loolu mënuñu koo firndeel. Trop c'est trop. Chers concitoyens, chers Sénégalais, levez-vous et mobilisez-vous. ñu nemmeeku fi keneen nit di maire bu Médina Bamba Fall moom milee teew si file ngir wane nakaram ci li ñu jàpp ne dañuy caxat-caxatee lu ñëpp bokk. Au niveau de l'association des maires du Sénégal man maa yor environnement ak développement durable kon lu mel nii bu amee Sénégal dafay jaadu ma ñëw xam li xew te yaakaar naa ne jaay doole bi daa war a jeex Sénégal. dinañu dakkali ko comme benn say parce que vraiment moment couvre-feu bi ak moment état d'urgence bi ak moment Covid 19 bi. ñun ñëpp dañoo teer suñuy activité politique mais ñu ngi ñuy jaay doole ba léegi ñu koy muñ te yaakaar naa ne trop nag c'est trop bu ñu jógee ci lii ñu ngi organisé wu te nañu wane suñu bopp bu neexee yàlla. député Cheikh Omar Sy di xamle ne ñiy amal tabax yi dinañ leen yóbbu fi mbaxana doonee benn. objectif bi tey mooy porter plainte on va porter plainte contre l'État du Sénégal et on est en train de préparer des documents et on va porter plainte contre la direction des impôts et domaines parce que yi ñuy def nii c'est dans l'illégalité. ab pétition bu am ci lu tolloog juróom-benn junni signature daal dinañ ko lancé niki mardi. mangoog ñu ngi koy jaajëfal Maam Khady Jéri Fall ci wàllu suuf geneen ca commune bu Rufisque foofee nag place publique ya maanaam bërëb yoo xamante ne ma nga ca biir gox ya te kenn waru fa tabax am nañu jóg bëgg ko akimoo ci doole tabax fa loolee nag jur na coow ca Tivaouane Peulh dañ ciy teewlu Najib Sagna.
ay fanaa ngi nii waa cité APIX nekk si commune Tivaouane Peulh ñu ngi xeex pour mën a protéger seen place publique yi ñu yor askanu Tivaouane Peulh boobu nekk si cité APIX ñoom nag lu ñu wax moo di dañu am ay jafe-jafe ak ñoo ay nit yoo xam ne ni dañuy jógee feneen ñoo occupé seen place yoo xam ne dañu ko réservé pour nekk place publique. bi ñu ñëwee fii dañoo toog benn moment on a vu que dafa am yeneen nit yoo xam ne espace yooyu ñi nga xam ne dañu ko jaayoon ci projet bi ay nit jóge fële ñëw taxaw génn ay këyit kaw ci wax mu ne état moo ma jaay état këyit bi état moo ma jox. te ñun ñi nga xam ne par exemple dañoo jóge ci projet bi nga xam ne ñun ñoo moom kër yi parce que fii site de recasement la dañ la jëlee si site indi la fii état bala muy ñëw daf ko defoon titre foncier bande bi boo xoolee dañ ko desoon pour am na benn espace ba nga xam ne pour Dakar dem dikk la am na yoo xam ne dañ ko defoon pour ay banc pour nit ñi bu ngoonee ñu génn am fu ñu feexloo suñu xale yi am fu ñu foowee boo xoolee bande bi dafa jóge ci 2 voies yi nga xam ne foofu dafa mel ni autoroute à péage autoroute bi parce que oto yi dafay jaar dañuy daw gars yi nag bande boobu la ñu bëgg a dagg pour jox ko ay kër léegi nag ñu xëy un jour nag gars yi ay nit jóge fële ñëw indi benn affaire na ñoom dañu am këyit te ñun ñi nga xam ne ñooy les personnes légitimes amuñu këyit këyit bi ñu am c'est parce que man dama ne mooy suñu jamono parce que gouverneur moo ko signé. pourtant nag ñoom jëm nañu waxtaan sax ak nguur gi pour ñu jàppale leen si xeex boobu. on les a tous saisis dem nañu préfecture dem nañu gis gouverneur on a vu le maire on a vu le sous-préfet de Sangalkam ah gis nañ ñëpp ku ñu war a wax ndax na yow on a même fait des correspondances. à la DSCOS au ministère de l'Intérieur pour ñoom ñëpp ak ministère de l'Environnement mais à chaque fois qu'on vient waaye day ñëw ñu jël ko yóbbu ko déglu ko mu ñëw toogaat chaque jour les gens viennent ici pour dire que man jaay nañ fii jaay nañ fii jaay nañ fii. fan yii nag gis nañ ko Sénégal fii dafa am ay jafe-jafe si affaire suuf ndaxte ay nit yoo xam ne ni bokk si ay politiciens wala ay religieux wala tamit ñoo xam ne ni ñu ngi si ay hommes d'affaires ñoom nag dañuy ñëw jëfandikoo suuf yoo xam ne ni askan yoo ko moom loolu nag dafa gën a graaw bu ñu duggee si mbiru plage yi di jël ay plage yoo xam ne ni ñoo ko moom di ko tabaxee fii nag loolu nag tax na ba ñu bëre jaaxle fii si Sénégal fis nañu Sagna télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Najib Sagna plage yooyu di peggu géej gi daanaka fa la coow la bawoo fan yi ñu toll jëm ci coow la suuf la xew ca Wokam yàggut ba tax na askan wi am ci tiitaange lool ne bu ñu sañoon nguur gi jël matuwaay laata muy jur leneen ëllëg dañ ci teewlu reportage yu Moussa Sène. Le problème foncier encore au cœur des polémiques, l'occupation illégale de certaines lañu yittewoo dégg Moussa Sène ca tefes yu Ndakaaru ak Wokam jëm ci mbirum suuf goo xamante ne coow da cay faral di jib askan wi am ci tiitaange lool ci jamono ji gis ne nguur gi bu jëlul matuwaay ya ca war ci teel mun naa jur leneen ci réew mi dañ ciy teewlu Moussa Sène bu fekkee ne jàppandeegul ci machine bi dañu dem ca Kédougou addu yi tamit ci li nga xamante ne mooy dogal gi nguur gi jël ngir mun fee jëlee li nga xam ne mooy sachet plastique yi maanaam mbuusu plastique yi ca Kédougou moom kilifa ya fa ne rawatina préfet ba jël na dogal feggoog askanoo fa yeewoo dem na ca marché ya ngir xool fan lañ ci toll ak i tamit la fa mbuus ñu mun koo teg loxo bàyyiloo xel askan wi tamit loraange yi nga xamante ne mbuus yi da koy jural Sénégal dañ ci teewlu Soli Bourama d'abord ca Kédougou. yoon la amul benn demi-mesure lépp loo xamante ne loi bi may nañu ko lu jëm ci sachet plastique yi nañ ci taxaw kaddu bi nag yow ñuy bàyyee ko ci kilifa yi en région bi naka noonu tey ci suba nag le préfet Thierno Souleymane Sow ak délégation dugg na ci biir marché central te lépp lu ñu fa teg seen bët lu jëm ci sachet plastique yi nangu nañu ko. daa am loi bu génn loi bi 2020 04 du 8 janvier 2020 boo xam ne dafa entré commencé nañ ko appliquer depuis le 20 avril 2020 loi boobu def ne dañoo bëgg sàmmaat sunu dëkkuwaay environnement bi ba pare wàññi vraiment yàq-yàq bi nga xamante ni moom la plastique di def ci suñu dëkkuwaay. kii di Mamadou Bey mi di directeur régional de l'environnement et des établissements classés di wax ne daal amul bi sachet bu xonk la bu noir wala bu bleu lépp la ñu gàddu. loi bi dafa def interdiction totale li nga xam ne nag dafa ne amaana lii ak lii am nañ ci ay yolomal yu ñu ci def yooyu parce que dañoo nekk ci jamono joo xam ni feebar bi mbas mi nekk fi kon dafa am yoo xam ne il faut ñu indi ay oyofal. ñëpp xam na ni plastique mu jël tëlam bare na ay tooke ci biir ci càmm ji tooke ci mbay mi tooke ci même suñu taaru dëkk. barki démb dem nañ fi di raxas dëkk booy dugg Kédougou parce que lu ko waral lu ci ëpp solo
plastique bi la. commerçant yu bëri ñu fa jot interrogé rafetlu nañ bu baax a baax bi décision waaye nag ñu ngi ñaax autorités yi ñu indi leen loo xamante nag bu na remplacer yooyu sachet. lu nga xamante ni lu ko mën a yàqal nguur gi jógee ne daf koy xeex vraiment duñ mën a def lu dul rafetlu ko. jëmbatee garab du màgg parce que mbuus yaa ngi si biir mais nag bëgg nañ xam ñun exactement après mbuus yi fan la ñuy def bagage parce que ay tailleur la. préfet Souleymane Sow indi na ci ay tontu ci dugub Soli Brahma Dabo Assane Sané pour la radio télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Soli Brahma Dabo dañu dem ca diwaanu Louga foofee gaaru Thier ba kilifa ya fa ne muy chauffeur sac transporteur ya jot nañoo rafetlu dogal yi nguur gi jël bees oyofal couvre-feu beeg état d'urgence bi waaye nag ne bu ñu sañoon matuwaay yaa ngi ca jël ngir askan wi gën di faggu ci coronavirus saay bu ñu dugg ci woto yi wala bu ñuy wàcc ne matuwaay yooyee ñu wéyal ko ci réew mi mu bañ a am lenn lu ko mun a gàllankoor ëllëg dañ ci teewlu Omar Kayre. ñoo ngi ci gare routière bu Louga fii nag ndigal li nga xam ne gouvernement bi joxoon na ko acteurs yi yëngu ci transport bi ngir ñu mën a tàmbaliwaat transport interurbain bi jamono ji moom ñoo ngi koy respecté bu baax amul benn oto boo xamante ni dina génn ci gare routière bi te agent service d'hygiène bi nga xam ne moo fi nekk désinfecté wu ko ba pare. protocole bi nga xam ne teg nañ ko ngir client yi laataa ñuy dugg ci oto yi ñoo ngi koy respecté moom tamit ñoom ñii sax ne nañu mbégte rek nañu am ci gare routière bi ni muy doxee jamono ji. balaa ngay dugg ci dañu lay jox produit nga dugg sa loxo bi soog a dugg jekk na trop rafet na kuy dugg ci bi da ngay sol masque dugg toog sa toogaay. masque bi dañ koy exiger donc amul attroupement tam ci biir garage bi donc je pense que bu ñu continuer nii moom les mesures barrières moom. dina permettre ñu mën a aar ñi quoi. baax na le fait que ñu laaj la fi ngay jëm dina permettre ñu mën a xam client bi dem ban destination lay jëm pour en cas suba on ne sait jamais parce que parfois dañuy dégg ñu wax affaire cas communautaire yi donc parfois moom bu fekkee découvrir nañu ci bis bi peut-être kenn ñaanu ko yàlla am na cas bu mel noonu dinañu mën a repérer ñi nga xam ne moom la nit ki bokkaloon kaaru quoi. donc c'est très important dinañu ak numéro téléphone bi ak destination bi yooyu yëpp ay repères la. tey jii nag responsable yi nga xam ne ñoo nekk ci gare routière bu Louga li ñuy ñaan mooy mesures yu bees yi mu daal di wéy ba faaw ndax bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Ndiaye Sall nekk président regroupement chauffeur yi nga xam ne ñoo nekk ci région bu Louga lii dina bokk ci liy moderniser secteur transport bi. lii su fekkee ma manifeste mën naa ko ne c'est mieux parce que dootoo gis benn client bu réer wala kenn koo xam ne si dem na fenn te xamuñu ko. bagage bu réer it aussitôt soo dikkee joxe date ba joxe jour ba danañ la wax ña nekkoon sa oto ba ñoom ñëpp da nga am sa coordonnée ba mën a gisaat sa bagage. fii ci gare routière bu Louga njiit yi nag ñoom nee nañu objectif bi nga xam ne ñoom amee nañ ko du lenn lu dul def ba nga xam ni bërëb bi du nekk bërëb boo xamante ni dañu fi wàllante feebar bi. Oumar Kayre Louga. Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Omar Kayre yegg si nañ ci xibaar yi ñeel bitim réew la ca gën a fës bokk na ci diisoo yi dox ci diggante États-Unis ak Irak ci alxamisu tey jii la door xibaar geneen jëm ca la xew ca Cameroun ak coronavirus ca RDC dañ ci teewlu moom sama. gannaaw ñaari weer muy yëngu ci lépp lu aajo ngi xeex lii di coronavirus ca RDC ñi gis ne rek ci topp njiital bànqaas bi xeex bi la jàngoro nag dafa daal di tekki ndombal tànkam docteur Denis mi ngi ñaawlu yeexital ba nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ci anam ba nga xamante ne moom la ñu doxalee ngi xeex lii di coronavirus naka noonu sax jot na addu ci gàllankoor ya nga xamante ne moom mooy taxit bu équipe am nag mënuñu def ab liggéey bu mucc ayib ba nga xamante ne moom lañ jot a tëral. ñetti soldat camerounais jamono ji ñoo ngi ca prison militaire bu Yaoundé bu ñu sukkandikoo ci yor kadduk l'armée ba li mel sax mi ngi ko doon fësal ci AFP liñ teg ci seen dodd rek moo di ne dañoo daal di faat ay bakkan bu njëkk l'armée ba nee na li ni mel amutu benn yoon nee na rek ab l'accident la waaye pression internationale tax na bu Yaoundé daal di nangu ne ni nu mu néew fukki xale ak ñetti jigéen nag militaires yi ñoo leen rey ca village bi ñu duppee Garboub mbootaay xeet yi li mu waxoon rek moo di ne militaires yi nag jot nañ rey nu mu néew fanweer ak ñett civil
niki alxames ji dana am ab toogaan waxtaan diggante réewu ko États-Unis ak Irak li mel dañ koy amal ngir rek waxtaane dossier ya nga xamante ne moom moo lëkkaloo ñaar réew yooyu lee bokk na ci li ñuy waxtaane moo di ne teewaayu soldat américain ca suufu Irak bile waxtaan sax dañ koy amal ci ab vidéoconférence te leen waral ko lu dul mbas mi nga xamante ne moom moo lëmbi àddina wërgal këpp askanu Irak nag bokkuñu ab xalaat ci waxtaan ba nga xamante ne moom moo war a am diggante ñaar réew yooyu lee ñenn ñi jàpp ne ni li mel am na solo ña sa des jàpp ne rek ni amutu njëriñ benn yoon diggante Irak ak Washington nag mi ngi gën a ñagas gannaaw bu ñu rottee bakkanu kii di général Qassem Soleimani ca Bagdad. dal leen ak jàmm waaye pënd mi wureegul ci contrat gi dox ci diggante Senelec ak Akilee Walf Quotidien ndekete yoo xëccoo photo yi la ne bile dossier bari na loolu ci la xasu am lu nëbb waaye am lu feeñ Walf Quotidien xëy di laajte ana lan la ci nguur gi jublu bu ñu xamee ne état bëgg naa jël ci Akilee lu toll ci 80% maanaam téeméer boo jël juróom-ñetti fukk ya tàbbi ci état ndax dañoo gis ne doxalin maanaam système bi Amadou Ly bëgg a teg mun naa wàññi li nguur gi doon ñàkk ci courant rawatina dakkal càcc bi ci la xasu yéene kaabidi turbine xëy ci amal taxaw seetlu ci contrat gi dox ci diggante Senelec ak Akilee yéene kaa bi gis ne coow la gu wundu lu bëri maanaam rax na donn ak politique yéene kaa bi di Le Quotidien ne coowal suuf jëm ci littoralu Ndakaaru ak ñi aakimoo suuf si ci anam yu dëppoowul ak yoon di ca tabax yéene kaa bi ne njiitu réew mi Macky Sall fëgg na ci tabal ji dàkkal na lépp képp ku amoon suuf wala projet d'aménagement ci littoral bi amatul lenn lu ci dagan yéene kaa bi di Le Quotidien ne Descos moom jot naa wutali faar bu mamel lépp luy dëkkuwaay ak mbaar te nekkoon ca peggu faar ba lépp la Descos daaneel ay kàddoom ci Les Échos député ba woon di Cheikh Omar Sy ne lu aju ci coowal suuf si Ndakaaru rawatina ci littoral bi daal dina ci joxoñ baaraamu tuuma ay sëriñ ay ministre ak ay magistrat ne ñoom ñi le ñooy aakimoo suuf si ba ci Jibril Diallo ma ne woon ca ONU SIDA waaye la muy def ak na muy doxalee ci suuf si moo raw li SIDA di def ci doomi aadama bu ñu sukkandiko ci Cheikh Omar Sy las ne ci ndajeb conseil des ministres gawoon fala addo moom njiitu réew mi Macky Sall ne naka sudul noonu ci suuf si rawatina ci littoralu Ndakaaru na dàkk ca na mu gën a gaawee bugatul gis ku tabax ci littoral bi yéene kaa bi di las li ñu fàttali ne am na ñu jóg ñaxtu ko ku mel ni Barthélémy Dias Guy Marius Sagna Bamba Fall ba ci député Cheikh Omar Sy ay kàddoom ci laas Guy Marius Sagna daal di fàttali ne bés ni ki tey combat gi tàmbali na ne combat askan wi la ngir askan wi mun a jëfandikoo seen suuf ci anam yu mucc ayib Guy Marius Sagna ne ndax li xew ci tefesu Ndakaaru moo xew ca Sindia moo xew ca Njagañaaw xew ca Mbuur ak feneen Guy Marius Sagna ne yile jafe-jafe du kenn ku dul njiitu réew mi Macky Sall moo yolom signature Barthélémy Dias faylu ko ne siège bu APR fii ci Ndakaaru mooy njublan gi gën a rëy ci wàllu suuf Bamba Fall maire bu Médina ne jaay doole gi dafee war a dàkk rawatina ci mbirum suuf député Cheikh Omar Sy ne dàquñu ba kalaame mbir yi fu mbaxana doone benn yéen kabi di l'évidence ne askan waa ngi ni am jaaxle lool ci coronavirus bi lee waaye ndekete yoo beneen corona am na di corona foncier maanaam ci wàllu suuf ak xicco bi ci am ak ña koy akimoo ci anam yu dëppool ak yoon tax Aminata Fall di adjointe au maire ca Wokam ne yàgg na lool di sàkku ngir ñu càmbar mbirum suuf maanaam audité ko lu ko dalee atum 2012 ba tey Aminata Fall ne bu jaree ñu teg ay daan ca ñay def naka sulul noonu ci suuf si yéen kabi di critique xëy dalal Mansour Faye àdduna ci séddaleem dundu gi Mansour Faye ne la ko njiitu réew mi Macky Sall dénk ak lam ko sas waru ci amal njuumte ne lu aju ci séddaleem gi la ca war ña ngi ko cay def leneen ci ay kàddoom ci biir yéen kabi di l'Observateur moom Mansour Faye daal di fàttali ne am na ci ay fournisseurs yoo xamante ne dañoo faf dakkal seen contrat ndax la ñu xaatimoon ak nguur gi jotuñu ko matal Mansour Faye ne amul leneen lu muy nëbb ci doxalin gi yéen kabi di Le Témoin ne lu aju ci secteur privé bu Sénégal gannaaw bi nguur gi waxee ne dina leen taxawu ci lu tolloog 2 téeméeri milliards yéen kabi di ñu fàttali ne démb njiitu réew mi Macky Sall jot naa soññu gouvernement bi ngir ñu baral liggéey bi ba xaalis googee mun a yegg ci secteur privé bi yéen kabi di Le Soleil di ñu yeggee li xew ci feebar bi di coronavirus am ñu ko gëmul te fàtte ne bi le feebar mu ngi faat rawatina ci Sénégal yéen kabi gis ne askan wi ñu bari ci ñoom dañoo faf sàggane lii di solo masque yi Vox Populi xëy dalal waa mouvement Y'en a marre kontaanuñu benn yoon ci doxalinu njiitu réew mi Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci caat mi xamle ne dañu taxaw tembe ngir jàmmarloog nguur gi ay kàddoom ci biir yéen kabi caat daal di fàttali ne bi le état d'urgence njiitu réew mi Macky Sall la arrangé moom la soxal ndax dina ci porox ndollu ngir mun cee signé ay contrat ak ay décret yu askan wi yégut def lu ko neex ci ndoddu askan wi Fadel Barro ne état d'urgence beeg loi d'habilitation bi doon na buntu gu may njiitu réew mi Macky Sall mu doxale nu mu ko neexee ci réew mi mouvement Y'en a marre ne duñu seetaan li ni mel yéen kabi di Source A ne lu aju ci communication ministère de la santé saay bu 10 heures jotee maanaam saay bu yor musaana jot ñuy gindee askan wi ci tolluwaay covid 19 bi yéen kabi ne bu ñu deful ndànk ci alxamisu tey ji duñ ci seen Marie Khemesse Ngom wala boog docteur Aloyse Waly Diouf
ba ci Abdoulaye Diouf Sarr jawr gi ñu denk wàllu paj mi yéene cabinet coppite yeneen maanaam doxalin geneen la ñu bëgg a indi ca nañuy gindee askan wi ci tolluwaay Covid-19 bi source année ci yooyu la coppite bokk na ca dootuñu yeggee askan wi dëkk yi feebar bi am yéene cabinet direct news ne yemook ay médecin ca centre de santé bu Diamniadio soobu nañu ci grève bu ñaxtu gannaaw bu ñu teqee seen payoor ci biir yéene cabinet direct news di ñu xam leeg Adama Racine Sow di trésorier général mi jël retraite yéene cabinet doon na kàngam ca lañ ko dénkoon gannaaw ñaar fukki at ak juróom-ñeent yéene cabinet moom Adama Racine Sow digganteem ak Cheikh Saliou Mbacké toll na ci fanweeri at ana fan la dossier Bougazelli ak Thione Seck toll gannaaw coowal foo bi yéega leen topp yéene cabinet am ci jaaxle lool ci ñaar ñile naka la ñu def ba am afia maanaam génn ci kaso bi muy Thione Ballago Seck rawatina Seydina Fall Bougazelli mi génn kaso yàggut te jotuñu ko àtte tuuma ya tegu ci ndoddam amul benn bu ci teggeeku réew mi quotidien ñoom ñaar ñile seen libération yéem na lool ñu bëri yéene cabinet Dakar Times feebar bi di Covid-19 ne bu ñu demee ba mu weesu kii di Gaston Mbengue taxaw na temb ngir dundalaat lamb ji maanaam suqali ko Gaston Mbengue ay kàddoom ci Dakar Times ne bokk na ci combat yamu nar a taxawal combat revanche diggante Eumeu Sène ak Bombardier combat diggante Boy Niang 2 ak Balla Gaye 2 ba ci combat Tapha Tine Reug Reug ak combat Sa Thiès Gris Bordeaux yéene cabinet lépp ngir suqaliwaat lamb ji ci wàllu koom ba woy bi di aturéer na mun a jibaat ci arène bi mbër yi ñu géewal leen songoog tequm biir ak galgal ak mbot ba ci ëñ mun a feeñaat ci ëñ ma ngoog yem ak fi ñu jeexale xeetu yéenekaay yi mu doonoon lu gënoon a fës ci xibaaru yéenekaay yi tey yem ak fi ñu jeexale tamit xibaaru digg bëccëg gi lu nuyoo tàggatoo jot na ci xibaar jaajëfal Isaaxa Diagne mi ne woon ci machine bi mbokk yi di leen jaajëfal ci kóolute gi ñu gontoog jàmm yendoog jàmm ak programme Batu Askan Wi